ngeen di wax ci Pape Thiam très bien di wax ci programme xanaa nag da ngeen wax ci gestion bi d'abord ñi fi ne ñi ñu dénk xanaa nag di ngeen ci laal wax ci bala ngeen andi ci programme bi ah soxna Penda ah xanaa nag foofu di ngeen ci wax parce que yéen a ngi naan Pape Thiam d'accord li mu def da mais ñi fi nekk ah ñu dénk leen ñu gérer li ñu gérer kañ nañ ko lañ nañ ko xool nañ ko teg ci table bi nag loolu laa bëgg a dégg soxna Penda bismillah waa di wax ni maanaam comme ni nga ko waxee sànq rek ñu dénk la nga defee na la neex parce que quand on parle de politique politicienne c'est un terme péjoratif mais également qui renvoie à ces acteurs politiques yi nga xam ni kuñ ci xas ba dénk la neex ngay def di wax ni tamit en général dañ naan politique bi parce que defe naa ni la koy indi ñëpp dañoo bëgg a mànkoo jàpp ni muy benn langage boo xam ni ñëpp dañ koy mànkoo di ko wax muy politique mbirum àdduna la et tant que loolu dafa ancré ci bopp nit ñi tant que nit ñi ñi ngi koy jëfee di ko waxee di ko jël en repérage loolu ñu naan gestion politisée ak politique politicienne du fi mës a jóg parce que politique dëgg-dëgg dans son étymologie buñ ko tekkee mooy l'art de bien gérer la cité bien gérer la cité mooy lan mooy takku taxaw temm ngir lii nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo muy dëkk bi lii ñu bokk muy réew mi ñu am fi ay kàngam yoo xam ni dañuy taxaw di ko saytu ca anam ya gën loolu dëgg-dëgg mooy politique bu ñu seetee li nga xam ni mooy prévaloir ci champ politique bi au niveau du généralement au niveau du Sénégal mais particulièrement à Diourbel mooy dañ fee tabb ay nit ñoo xam ni junj ngeen ko seen bopp rek moo leen ñor bu ñu revisiter li nga xam ni mooy configuration politique actuelle bu Diourbel dañoo jub ay échéances yu am solo muy lan muy les élections législatives élection législative moo tekki lan mooy ay doomi réew mi yoo xam ni wax dëgg yàlla dañoo ku ci ne dangaa jël sa ndënd samp ni man kat bëggoon naa teewal réew mi ci assemblée nationale bu ma fa demee lan laa fay taxawee la ma fay taxawee mooy lépp lu ñu fay voté comme loi taxawaay buñ fa am lépp lu ñu fay def ak di fa dindi man damay jàpp ni ndaw laa bu ñu yebal ma war a d'abord teewlu waaye également ma war a nekk ndaw boo xam ni am naa le bagage qu'il faut pour ma siéger Assemblée nationale parce que damay fàttali ni n'est pas député qui veut xam nga mbir la moo xam ni c'est une personnalité mais également am njàng la ab saytu la ab gëstu la donc bu ñëwee fii ci Diourbel ñu mës ñoo tabal nag ay député ma jàpp ni nag ci defe naa ni ci fukki at yi weesu ñun amaguñu fi député boo xam ni dañ koy ndamoo ci assemblée nationale député boo xam ni dañuy taxaw ci Sénégal di ko tudd ci lu baax ci xeex boo xam ni xeexal nañu ko ci assemblée nationale wax dëgg yàlla kon buñ ñëwaatee tey ñu tabal ñu ñaari nit ma ni kenn ki moo fi nekkoon député mais ku ne xam na député am googu nu mu ko doxalee man de personnellement kooku kan la soxna Penda kooku kan la tudd ko député bi ñu fi taboon mooy monsieur le maire Malick Fall moo nekkoon ancien député te man wax dëgg yàlla ba mu nekkee député ba tey xëy na des fois information yi damay raw mais musuma koo gis mu taxaw à l'hémicycle défendre les intérêts de Diourbel musuma koo gis man Penda wax dëgg personnellement beneen bi ci des keneen ka ñu toftal ca moom muy Fat Diané nga xam ni dafa gérer un projet de plus de 40 milliards muy promise de finance islamique defe naa ni ñun bu ñu amee ñoo xam ne dañ leen a tabb ñu doxali ñu waxali ñu dama naan fañ koy commencé mooy laataa ñuy am ndombo boobu ñu xam ni ñii kat samp nañ ci dëkk bi waaye lépp la leen war ña nga ca bu ñu jëlee cette bonne dame qui gère ce programme islamique qui est promise mais est-ce que kooku ni mu koy gérer noonu la ku ne xam na ni ni mu koy gérer wax dëgg yàlla
des na xam nga lu tax man wax dëgg yàlla convié woon nañ ma à la journée de lancement de Promise Touba Mbacké gële lañ ko defee woon mais ba mu fa nee cëpp ca Promise ba Touba ubbee ko ca dëkk bu sell ba loolu sax war nañ koo mën a d'accord mais ba mu ko fa tijjee ba noppi ba muy dem 200 millions la fa bàyyi pour les femmes à Mbacké te man nag Olof Njaay dafa wax lu am solo muy nag bay ci sa wewu tànk bëgg nañ Touba lool fonk nañ sëñ bi lool ay murit lañu akkan di ay taalibe bañuñu sax mu tijjee ko à Touba mais département Diourbel fi la dëkk te lii xew nii muy élection yii yaakaaru ci kenn ku dul le département de Diourbel kon baaxoon na à travers ce programme qui est un programme islamique nag ñun la ñu ca xam xëy na mën nañoo juum mais la ñu jàpp ni moom la mooy buñ la lebalee fukki dërëm ngay delloo mais ku ne xam na ni Promise bi nii muy demee ci Diourbel ça a été traduit en véritablement des actions yoo xam ni ay matériel plutôt la ñu mettre en avant wax dëgg yàlla du lépp laa xam ne mais gisaguma ku ñëw yor am koom tamit nit ki boo koy lebal ko lu ko mën a jariñ dara parce que pan contre naa ay financement fukki junni ak ñaar fukki junni nit ki boo koy jox ko lu ko mën a jariñ mais li muy promouvoir surtout mooy le financement basé sur le matériel ay tricycle am nañ fi ay moto Jakarta am nañ fi ay frigo am nañ fi mais mode de financement bi c'est complètement en déphasage avec le financement islamique parce que c'est des matériels qui sont achetés en usine en prix usine ñu lebal ko xale yu góor yi tricycle yi ak moto Jakarta yi ci ay prix yoo xam ni bu ñu demee ba fay waxuma la financement islamique parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafa bañ tegandaay gu bari mais dama naan dana ca am ba 100% wala lu ko ëpp kon kooku bu ñëwee fii ci Diourbel yor Promise googu ni da koy doxal te en réalité dara doxu ca parce que man dama naan suñu ñaar ñooñu ñu tabal muy Malick Fall muy Fadjaane ku ci ne sa bopp nga fi nekkal dëgg la mu ubbi fee kër jigéen ñi tudde ko kër jigéen ñi ma ni leen man duma ko mën a tudde kër jigéen ñi kër Fadjaane laa ko mën a tudde parce que dafa am ay unité de production yu fa nekk huilerie baa nga fa mburu maa nga fa diwlin jaa nga fa araw baa nga fa lépp nga fa mais en réalité na muy demee ca biir kër ga mooy copte nañu ay femmes yoo xam ni quotidiennement ñii dañuy jóge kër Cheikh ñii Cerno Kanji ñii Demba Wele ñoom ñëpp ñu converger vers kër jigéen ñi mais en réalité dañ faa dem pour être véritablement exploité parce que daf leen ne jàkk ni leen amee lu ma ci kenn salaire li ma leen amal mooy motivation bu weer wi dee ñii 20 000 ñii 25 000 ce qui fait que tey jii boo demee kër jigéen ña doo fa fekk kenn parce que ñoom ñëpp bàyyi nañu kon ñooñu bu ñu dëkkee ak ñoom noonu ci dëkk bi nga xam ni wax dëgg yàlla amul lenn loo xam ni def nañ ko ci askan wi la ñu man rek muy bu échéance ñëwee ñu wàcc ci askan wi yor seeni maletu xaalis à 3 jours ou 4 jours des élections ñëw bëgg a jënd les consciences des personnes ma ne nit dafa fort nit kenn mënu ko jënd donc il est important que ñu def prise de conscience man dama naan kii ça doit être un élan de solidarité départementale tout le département de Diourbel doit se lever comme un seul homme pour contrecarrer cette action parce que lu mu metti metti Macky Sall am na lu mu maîtriser ci dëkk mais am na lu mu fi xamul ba tax na ñun sax maanaam on s'insurge contre le fait que un président de la République mu ñëw au niveau local di ñu tabal ay nit tabb benn nit boo xam ne depuis 2012 fa mu dëkk gox ba mu dëkk muy Médinatoul gën ko jege mu ni fa la concentré politique am mu ni femmes ya fa la leen di financé mu ni xale yi ji góor ja fa la leen di jàppalee mu ne foofa lay defee lu baax depuis 2012 seen centre de vote ya ñu voté sax gañewuñ fa loolu dafay jar ñu def taxaw seetlu kon ñoom kenn xool dëgg-dëgg ñoom ñooñu ñëpp
kenn musu cee gagné ca quartier ba nga dëkk. bureau de vote ba sax mosuñu koo bureau de vote ba mësuñu faa gagné. loolu donc loolu dafa doy waar. donc Alamine pour un peu abonder dans le sens de cette politique politicienne, de cette gestion de la cité politisée, dama ciy tënkagum loolu rek mais dafa am solo pour que nit ñi xam véritablement lan moo xew, quelle est la situation politique qui prévaut au niveau du département de Diourbel te ku ci ne nag war ci addu, ku ci ne war ci wax, ku ci ne war ci jël say responsabilité, ku ci ne war a xam ni bennoo neex na lool de ñun ñii dey bu fekkoon ni dañoo gëm bennoo ba tey ña nga fa ndax defe naa ni comme niñ koy waxee fa la mburu ma di xoyom-xoyomee xaalis baa ngay jàllaañoo mais ñun loolu ñoruñu li ñu ñor mooy looy dugg ci ak gëm-gëm surtout dugg ci ku la ci fekk xam ne yow mii da nga cee nekk te la ca soxal mooy loo xam ne nii dañ koy teg ci digg penc bi ñëpp bokk ba dama fàtte présenté wu coordonnatrice du mouvement Guddi Guddi Bawol, alliée de la coalition Les Serviteurs par le canal du mouvement Diourbel d'abord avec à la tête le président Pape Thiam. Donc Alamine xam naa dañuy bàyyi suñu yeneen gars yi rek ñu dugg ci yeneen volet di wax ni nag li ñu fi mën a wax bëri na lool xanaa dañ ciy cof rek bàyyi ba ca kanam a kanam ñu defaat beneen plateau gën a yokkaat cere gën a dolli ñeex ndax wax ji du ma sa jeex. am nañ mbégte ak kontante ci li nga xamante ne bii moom la ñuy def muy lan ñun je lance un appel à la jeunesse consciente ndaw ñi nga xamante ne bii dañoo bëgg changement ñoom laay waxal. gëm seen bopp. ndaw ñi nga xamante ne bii dañoo bëgg gëm seen bopp ñoom laay waxal ndax li xew ci réew mi dafa jéggi dayoo c'est inadmissible ndax boo xoolee yàlla dimbale nañu ba ñu ànd ak un jeune leader mooy l'honorable député Pape Thiam. Je dis bien l'honorable député parce que Inch'Allah Rabbi au soir du 31 janvier nous gagnerons le département ci kàttanu yàlla suñu borom kon moo tax ma ne l'honorable député su boobaa ñun Diourbel lépp lu ñu naqari woon ñun waa Njaareem dinañ am ku ñu fa représenté di ñu waxal parce que man je dis que ni Pape Thiam c'est la voix des sans voix mooy le seul leader bi nga xamante ne bii il est constant dans sa logique ba mu jógee ba tey fi mu tegoon tànkam teggiwu ko te pourtant jot na ay propositions yu baree taxul mu dem ndax nee na man Diourbel moo ma ñor développement Diourbel moo ma ñor kon kooku yaakaar naa ndaw la boo xamante ne bii dañ ko war a encourager topp ci ginnaawam jàppale ko ndax ñu mën ko yóbbu au niveau de l'Assemblée nationale. mu mën ñoo est-ce que jotul aussi nga leeral foofu benn point parce que souvent dañ naan Pape Thiam dafa ànd ak président. waaw loolu moom je crois que waxi picc la ndax Pape Thiam pion Macky Sall la loolu yàgg nañ koo dégg ci élection locale yi yaakaar naa ki nekkoon pion Macky Sall ma ko doon wax feeñ na tey muy kan l'actuel maire Malick Fall loolu moom dañ koy wax amuñu luñ ciy làq-làqal amuñu luñ ci nëbb-nëbbal Pape Thiam àndul ak Macky Sall tey bokkul Benno Bokk Yaakaar te du fa mës a bokk loolu mooy liy dëgg li xaw nag mooy maire Malick Fall mi taxawoon fii ci élection locale yi di tàngal waa Njaareem fu mu tourné di wax ne Macky Sall day promouvoir góor jigéen ñëpp dégg ko vaar yaa ngi fi fu mu tourné di wax ne Macky Sall da ko bëgg a toroxal kooku tey ba waa Njaareem gépp jox ko confiance votel ko kooku tey moo takkaat ay dëbësam delluwaat ca Macky Sall président Macky Sall mi nga xamante ne bii moom la waxoon ne day promouvoir góor jigéen kon kooku yaakaar naa kuy bu naan pion Macky Sall kooku mooy pion Macky Sall li tax mu dem fa nag nit ñi xam nañ ko bi ci njëkk mooy 100 millions lañ ko proposé ndax dafa taxaw moom Malick Fall ne waxuma ko moo ko wax moom moo ne ñi naan ma bul dem ci Macky Sall ndax 100 millions nañ ma jox 100 millions ma bañ a dem moom moo wax ñëpp dégg ko duñ ko sosal loolu moom leer na beneen bi ci des li tax mu dem fa tamit xam nañ ko ndax suufu dëkk bi da koo caxat-caxatee lim fi yàq bari na lim fi luubal bari na te loolu il est temps ñun jeunesse bi ñu jóg dénoncer ko ba ñëpp xam ne li mu nekkee du dëgg du yoon parce que ñun soxlawuñu benn maire boo xamante ne bii dafay fooye askan wi maanaam di wër di dem yi dëj ak i ngénte loolu lu baax la mais dëj ak ngénte du fi jóg ba ilaa yow mi diin du fi jóg te dëj ak ngénte defarul dëkk buñ la falee natal la budget pour nga doxal dëkk bi da ngaa war a teg dëkk bi ci yoon
dox ci transparence teg lépp mu leer lépp looy def maanaam askan wi di ko gis di ci gis seen bopp loolu la ñuy nawee maire waaye maire boo xamante ne bii sam njàng soriwul maanaam da ngaa incompétent soxlawuñu kooku ci Diourbel gii ñun ki ñu soxla mooy ku mel ni le président Pape Thiam inspecteur des impôts nga xamante ne bii xam na ni ñuy wutee xaalis kooku boo ko dénkee mairie dina ko suqali waaye mairie boo xam ne mairie yaa ma neex la da ngaa ànd ak man doo fay taxe doo fay juuti doo fay impôt boobu dëkk du mos a développé moo tax nag may woo ndaw ñi nañ leen jóg takku taxaw xeex li nga xamante ne bii mooy injustice parce que ñun dañoo sonn ci chaque fois ñuy ñëw di ñu nax di nax suñuy yaay di nax suñuy papa di nax suñuy nijaay naxaate bi dafa doy kon nag bépp ndaw boo xamante ne bii gëm nga changement bëgg nga dëkk bi développé nan leen fi jëlee mbalit mi fi ne muy ki nga xamante ne bii mooy le maire Malick Fall ak waa Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Yaakaar nag li ma leen di wax bariwul parce que man jàpp naa ne yaakaar naa suma juumul 8 leaders ñi ngi fi wala 7 yoo xamante ne bii 2012 ba tey ñi ngi fi occupé ay ndomba tànk ñi nekk ay ministre ñi nekk ay DG ñi yor ay direction yu am doole yor xaalis élection jot ñoom ñëpp contre un benn leader muy maire bi fi nekk te mënuñu koo gagné kon ñooñu jaratul askan wi di leen jox confiance ba di leen fal ku mënta gagné dëkk bi nga ne kon yaakaar naa kooku boo demee assemblée doo fa wax dara ñun assemblée soxlawuñu fa ay ndaw ñoo xam ne dañuy dem taxaw di défendre le président Macky Sall wala ñuy détailler non non assemblée boo fa demee da nga fay taxawal sa dëkk da nga fay taxawal le peuple ñun ndaw ñooñu leen soxla te ndaw ñooñu nag dañ koo gis ci le président Pape Thiam président du mouvement Diourbel d'abord moo tax ñu engagé wu derrière lui fas yéene koo jàppale gunge ko ba yóbbu ko biir assemblée ndax wax dëgg yàlla mu nekkal ñu fa waxal ñu li nga xamante ne bii mooy suñu bëgg-bëgg beneen bi ci topp mooy nous disons non au troisième mandat que ça soit clair troisième mandat duñ ko cautionné tey duñ ko cautionné suba ñaari mandat doy na sëkk le président Macky Sall nous le rappelons moom moo ko fi waxoon ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs loolu la waxoon loolu nag ay tubaab la ñëpp dégg nañ kenn la wax mënatu fee def ñaari mandat yu tegaloo kon foofu amul ay quinquennat ay septennat yooyu loolu amu fa troisième mandat nous disons non au troisième mandat dafa doy élection locale législative yi ñu jëm nag nañu tabb suñu leader muy le président ñu am fa majorité opposition ba am fa majorité su ko defee ñu barrer la route au troisième mandat je vous remercie Al Amin ñu delloo la kàddu gi ba ci kanam incha allah rabbi macha allah Serigne wax ji rafet na te li nga wax lépp moo fi ne da ngaa jàkkaarloog seet di wax effectivement te fi nga terminé it foofu la nit ñi di waxee nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs maanaam ñaari mandat yu tegaloo mënoo tee defaat ñett taftal beneen te moom def na bu 7 def na bu 5 kon jeex na kon leer na loolu ay wolof yu leer na kon Macky bokkoo 2024 loolu leer na léegi programme bu mel nii ma gis xool naa man li ma gis ñii yëpp gis ma ñu yor programme man li ma gis ñuy campagne mooy ay waxi picc ak xas nit ak dénigré nit mais seen programme bu mel nii ëpp naa bañ a tas détail bi te waxu leen ci programme bii lii ëpp na lii moom lii ma gis sama yaram di daw wax leen ci lii Al Amin ñuy wax ne nag président Pape Thiam su demee assemblée nationale loole moom dina ko xeex dina fexe ba askan wi ñu yemale leen dina fexe ba ki nga xamante ni ci société civile la bokk ak ki nga xamante ni ci opposition la bokk ak ki nga xamante ni ci nguur gi la bokk yem képp ci justice bi ndax magistrat yi ak juge yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy atte sunu xaalis la ñuy jël di leen di fay kon nañu fexe ba yemale loolu waaye aussi dina fexe ba ñu delloo jigéen ñi seen àq ak seen yelleef waaye aussi dina fexe ba ndaw ñi nga xamante ne ay tuut tànk leen muy xale yu ndaw yi nga xam ne ndeysaan ndax xale yi mënuñoo am njàng mu baax xale yi mënuñoo am formation bu baax xale yi mënuñoo am liggéey bu baax kon loolu yëpp bu fekkee mi ngi ci biir président Pape Thiam incha allahu rabbi bu demee fële nga xam ne moom mooy assemblée nationale dinañu fa taxawal fexe ba yooyu yëpp ñu jéem ko xeex ba nga xamante ni askan wi yëpp dinañ gis bopp ci li nga xamante ni moom mooy réew mi waaye la gestion aussi foncière maanaam mooy li nga xamante moom mooy wàllu suuf si comme ni ko Serigne Diaw waxee sànq waaw mais am na benn problème suuf bu ci amoon fu mujj waaw xam nga du mujj fenn fa muy mujj mooy jël rek laaxas tëj ndax ci ñoom la bokk ñoom bu mbir bokkee ci ñoom moom jëru nit di ci sonn porter plainte defal lu la neex waaye mënoo fexe ba ñu jox la dëgg ndax tey liñ fi gis mooy su fekkee da ngaa bokk mouvance présidentielle dañ la daggal pàkk daggal sa jabar pàkk daggal say mbokk pàkk ñeneen ñi nga xamante ni ay doomu dëkk bi lañ
di liggéey ci dëkk bi tey jii bu fekkee ne ay étranger dañoo ñëw sax añaane nañoo jël suuf soosu noonu daggal ko ñi nga xamante ñooy les jeunes entrepreneurs yi nekk biir Sénégal waaye dañ koy jox tubaab yooyu ci ay njëg yoo xamante ay njëg yi ñàkk fayda la ba pare baal leen lépp loo xam ne ay taxes la ak impôt loolu lañ wax ne dafay war a jógee ba nga xamante ni ñi nekk fii ci dëkk bi muy ñi nekk ci secteur privé bi dañ leen dooleel jox leen ci suuf si ñii nga xamante ni ñoom ñooy waa àll bi ñu fexe ba seen cuur suuf yi ñu caxat-caxatee di ko dagg ñu bàyyee leen ko jox leen semence bu doy jox leen engrais bu doy su ko defee ñu mën a bay ndax autosuffisance alimentaire bala ñu ko am cim réew ñi ci àll ba dañoo gis seen bopp ci li nga xam ne moom mooy réew mi dañ leen di jox ñu mën a bay am suuf su doy bay mbay mu doy su ko defee incha allahu rabbi du ñu jéggiwaane dara lu waral suñu coono bi yëpp dëkk bi yëpp xam ngeen ne dund gi dafa cher ceeb cher na dëwlin cher na lépp cher na loolu yëpp lu ko indi du dara mooy suñu dëkk bi ni ñu ko yoree moo baaxul te incha allahu rabbi comme ni ñu ko waxee ndox mi bari na wax dëgg yàlla wax bi bari na liñ fi waroon a wax bari na comme ni ma ko waxee rek yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk waa Diourbel képp koo xamante ni ak secteur boo mënul ne jàppal ne président Pape Thiam bu demee assemblée nationale dina porter sa voix dina fexe ba artisans yi mu waxal leen dina fexe ba menuisiers yi mu waxal leen dina fexe ba mécaniciens yi mu waxal leen dina fexe ba femmes yi nga xamante ni amuñu liggéey mu waxal leen ba mboolem secteur boo xamante ni yaa ngi ci biir Sénégal di yëngu rek te am cooxite incha allahu rabbi rawatina muy biiru Diourbel président Pape Thiam bu fa demee dina leen fa taxawal te yaakaar naa ne bu leen fa taxawalee lu ñu bëgg dinañ ko am wasalaamualeykum wa rahmatullahi ñoo ngi leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf al amin oui monsieur Touré lii ëppoon naa bañ a wax programme bu mel nii wax dëgg yàlla te lii la ñuy xaar ci député boo déggee ñu naan député lii la ñuy xaar ci député député day nekk la voix comme ni ko Serigne Diaw waxee la voix des sans voix te lii mu teg comme programme ñi ngi ñaan yàlla et puis gëm nañ ko yaakaar nañ ko ci yéen que ëllëg incha allah danañ dégg honorable député Pape Thiam ba mu mën a taxaw ñii mu war a taxaw kon ñu jàpp ko combat bi xam ne suñu combat la léegi nag ñu jox kàddu gi Gaye mu sànni ci quelques mots. mbokk yi dafa am lu may fàttali rek ndax dañuy jëm ci loo xam ne mooy élection législative am na élection boo xam ne weesu na mooy municipal ñu fal maire am na élection bu ko jiitu woon mooy ñu fal président kon faloon nañu président boobu dëkkaat beneen yoon ñuy fal maire mu ànd ak ña mu àndal ñu boole leen daal di kenn ci moo ñoom boole leen duma ba mu leen duma ca naka la leen duma dafa dugg ci xelu doomu aadama yi nax saxal leen yolomal leen lompoñal leen xalaat loo leen lu ñaaw ba am li mu bëgg maanaam borom ñaari tur yi ñuy wax ci àddina mu ne liste booba noonu ku ko fal ku ca dugal sa loxo rek mooy jox nga ñooñu sëriñ daara yi jóg nongo borom xam-xam yi jóg nit ñi bëgg lu baax te ànd dox ci dëgg jóg ànd ak moom ba fal ko mais li may yéem mooy dañ koo fal ñaari fan ñetteelu fan ba mu ñëw ñëpp ñu ko fal mu boddi leen man du ma tudd turam waaye xel duñu doy na borom xel ndax su ma tuddee turam dafay mel ne maa ngi koy defal waaye damaa bëgg ñu delloo si suñu xel yi ndax ci liñ jëm nii ñu bañ ñu naxati parce que njaareem élection la ñuy ñëw nee naa leen njaareem ñoru leen tàngooru njaareem ñoru leen élection ndigal la buur jox muy Macky Sall ne leen dem leen ngeen gañe ji moo tax ñu fi fanaan moo tax ñu fi yendu mais bu élection jotee jeexee rek dellu nañ fañ nekkoon dellu nañ ca kër yu baaxee ca Ndakaaru nekk ca alal réew ma di ko pasar pasare kon kooku ba mu àndee ak ñoom ak sëriñ daara yi ak borom xam yi ak ñu bëgg njub ñëpp ne leen bu ngeen voté liste bii mooy voté ngeen góor jigéen ñu ànd ak moom ba mu gañe ñaareel fan la leen rëppeelu waaye li ma yéem mooy bi mu leen rëppeeloo ñaari fan dafa demaat ki nga xam ne moom la xasoon lëngante ak moom waaye léegi ana borom daara yi ana nit ñu njub ñi ana nit ñi xam ne seen xel dafa sell ana ñuy dox ci kaw siraatal mustaqim ana ñuy bañ xeexab yàlla bi ana ñi nga xam ne islam lañ taxawee ana ñi nga xam ne njub lañ taxawee ana këru jàngukaayu catholique bi nga xam ne ba ca ñoom bëgguñu loola kon ñooñu ñëpp maa ngi leen di woo ñu delloo ci seen xel naxaate yi doy na ku ndëbin rey sa maam boo séenee lu ñuul da ngaa war a daw kii ku ko jox lor nga askan ku ko jox lor nga xalaatu ndaw ku ko jox tas nga yaakaaru ndaw ku ko jox nga taat liste ba mu bokk moom ak ñañu bokkal ñëpp nag lañ wax képp ku leen jox ndaxte damay wax ne président moo gën a fort maire moo gën a fort député dellu si leen naqalu député mënta jox kenn liggéey waaye député sañ na lal programme dama leen ngeen laaj leen ana seen programme ñoom mbokk yi dama leen
fu ngeen mën a dem yéen taskatu xibaar yi laaj leen ñoom seen programme kii nar naa joxe programme ku nar moom mooy ku nar nasar am na lu mu naal lan la naal mooy li nga xam ne moom la fii monsieur Touré wax léegi mooy bañ di xeex waaye lan lay xeexee ci poosu boppam àndut ak nguur de waaye it àndut ak kuy xeex nguur na leer xasuñu kuy xeex nguur waaye ñun ànduñoo nguur suñu yoon poos bopp ci la ñuy dox suñuy xalaati bopp ci la ñuy dox ndax macha allah kàngam yi ko wër yëpp ku wax rek feeñ jotaay bii dama wax yàlla xeebul yéemul nit tant na joxe na ay milliards nit tant na joxe woote alal ju dul jeex jox ko ay nit te li fi gën a ruus ci xam-xam du génn ci yeneen jotaay yi parce que yàlla xeebul yéemul ndaw ñi ko topp borom xam-xam yi ko topp muy président Pape Thiam lan lañ bëgg mooy dañoo bëgg a sauver Njaareem waaye wallu bu ne na ca borom jiitu wallu na ca borom jiitu moom mooy xam leen kan ngeen di jox seen këyit kan ngeen jox seen carte asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam du ma yàggal nag ndax ndox mi daf ñoo xaw a tënk nii damay jëlee rek fi monsieur Gaye bàyyee mu nekk ci problème mu bilan bi may wax ni bilan ñoom bilan bi ñuy joxe ñoom waa bennoo wu ñu bokkuñu yaakaar bilan ba ñuy joxe mooy bilan présidentiel te ñun ñii dañ cee am waal ndax ay citoyen lañ te président Macky Sall moo ñu yilif donc buñ ko mënee joxe comme bilan wu campagne ñun tamit am nañ ci sañ-sañ am nañ ci dogal kon loolu waxatuñ ko du bilan amuñu programme tamit ndaxte lii ñuy programme campagne nii di ko wax monsieur le maire Malick Fall yaakaar naa dafa jaawale campagne locale ak campagne législative daal parce que li muy wax ni tëli yi ñëw nañ lamp yi ñëw nañ loolu ca local ba la concerné tout lii fii dañoo soxla ñun ku dem pencum ndaw réew ma défendre fa gox bi nga dëkk maanaam circonscription wu Diourbel bii ñun loolu la ñu soxla waaye ba ay dem fa di ñu jooyal ay télé ay loolu mairie bi lijjanti na ko ba pare gannaaw bam ñu jaayee ndax dañ la naan ANSD dañ naan pour ñu définir commune il faut que mu am 800000 plus de 800000 habitants jàpp nañ ñu Diourbel nit ñi romb nañ foofu bu demee président Macky Sall jox ko téeméeri million nga jël 800000 habitants yooyu diviser ko ci téeméeri million kenn ku ci ne ñaar fukk ak juróom nga ca am man ak sama tolluwaay nii ma toll nii ndax war nañ maa wanteere ñaar fukk ak juróom boobu moom personnellement dama ko koy laaj mu leeralal ma ko man ak moom la di wax rek ni jot na nit ñi yeewu changement de comportement éveil des consciences bàyyi le nivellement par le bas maanaam jàpp ñi ndaw ñi nga xamante ne bi demuñu fenn ñu jël leen di leen yéegal borom xam-xam yi kàngam yi féete suuf ak le culte de la médiocrité maanaam dañuy fekk ka nga xamante ne bii mënul dara xamul dara ñu jàpp ko di ko tàccoo ko taj-tajal ba mu jiite ñu nag ñu waya di partout di leen wax rek ni ngeen xàmmee bu baax liste bu baax baa ngi nii ñaar yaa ngi nii bu bés baa bu ci kenn juum nañ leen tànn ñu toogal ñu am ñu baax ñu jàng ñu xam suñuy métit tam ñor leen xam nga ñii xam nañ ñi ñuy dund sax waaye da leen a ñorut loolu foofu laay wàccee samay kàddu di leen sant di leen gërëm wasalaam. La solution elle est là Pape Thiam un bon choix pour Diourbel donc merci à tout le monde te di leen ñaanal fan wu gudd di leen ñaanal également élection yi nga xamante ni fa leen jëm yàlla may ñu jàmm defal ñu ndam jërë ngeen jëf wasalaam merci beaucoup.